benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yi dal ñu toll ko mbiru Mariama Sagna foofee ca Kër Massar te ñu faatoon ko fan yee ñu génne moo des nañu wax ne rek am na kuñ ci teg loxo keneen muy juróomeelu nit bi nga xam ne rek loxoom laal na ci boobule mbir ñu ngi ko tege loxo fële ca Tambacounda ci quartier Plateau ci garage Kotiari mu doon na say pexe rek ngir mën a génne réew mi kooku rek nekk ki nga xamante ne dañu njort ne loxoom laale na ci mbir moomee ñu wax ci wàllu audiovisuel njiital CNRA Babacar Diagne te woon tey ci Futurs Médias ngir waxtaan ak kilifa yi rek sukkandiku tamit ci li ni mel ngir fësal yoon bi mu nama aw rek ngir liggéey biñ ko sant mu mën ka matal li mu waree dinañ dem fële ca ñaari tali foofu tamit ay liggéey yuñ fay amal tax askan wi amatuñu jàmm xale yi rawatina di ci faral di amay gaañu ba tax ñooñu di sàkku ci kilifa yi rek ñu nasay pexe bu ko defee liggéey bi gaaw a yemb rawatina grille de sécurité bi nga xamante ne ay coono yu bëri la leen di jural dinañu wax wàllu tàggat yaram ci bile xibaar tamit ak match bi war a dox diggante Soudan ak Sénégal te ñu nar ko amal juróomi waxtu bu tegalee fanweeri simili foofee ca Khartoum match boobee nag nar a may équipe nationale bu Sénégal buñ ko gagné ñu mën a qualifié ci coupe du monde bi ñu nar a amal fële ca Cameroun liñ ci mën a jàpp nag mooy Sadio Mané moom dafa amay gaañu ba tax na rek du mën a bokk ci boobu bu lay jongante coupe d'Afrique bi ñu war a amal fële ca Cameroun atum 2019 lay doon mbokk yi ngeen taaxeerlu tuuti ñu faram fàcceel leen xibaar yi. asalaamaaleykum mbokk yi ni ñu ko waxee léegi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxee woon mbiru Mariama Sagna di militant Pastef boobee ñu faatoon ci fan yee ñu génne am na nag kuñ ci teg loxo fële ca diwaanu Tambacounda ñoom nag gannaaw ba ñu amalee enquête bi ak léegi démb nag ci altine ji lañ ko teg loxo juróomi waxtu foofee ca quartier Plateau nekk ci Tambacounda garage Kotiari kooku nag doon na say pexe rek ngir fexe ba mun a génn réew mi loolu nag ñu amal ko ci ab liggéey bu mucc ay ba tax na rek ki nga xamante ne jamono ji moom lañ teg loxo sax am na sax lu mu jot a jàpp ne rek loxoom laale na ci mbir mi donte luñ doon duppee viol na yéen mësu ci dugal loxoom ba tax na nag jamono ji ñuy wax ak yéen interrogatoire yi tàmbale na fexe rek ba xam ki nga xamante ne moom lañ jàpp ne loxoom dugg na ci mbir moom mi nag la ci tëddee dañu desandi ak mbir moomu ak Moussa Omar Gueye moom ñëwaat na ci li nga xamante ne mooy xew boobee fa amee fële ca diwaanu Tambacounda ñëwaat rek ci ki nga xamante ne takk der yi teg nañ ko loxo ci mbiru Mariama Sagna ñu teewlu ci Moussa Omar Gueye. nekk benn dëkk boo xam ni dëkku selewa yoon la nekk benn diwaan boo xam ni dafa ibbeeku ci yeneen réew fii ci Afrique sowu-jant ci Mauritanie ci Gambie ci Guinée ak ci Mali Tambacounda nekk benn dëkk boo xam ni defkatu njombe yu mag yi saa su ne dañuy daw làqatu si fii waaye nag ñi nga xam ni ñoom ñooy way takk der yi rawatina police ak gendarmerie saa su ne danañu def seen kéemtalaayal kàttan ba teg leen loxo bi ci mujj mooy ki nga xam ni moom la ñuy naan Saliou Boye ñi koy tuumaal dafa bokk ci ñi faat bakkanu Mariama Sagna moom daal dinañ koy teg loxo fii ci Tambacounda waaye itam tey ci fàttali ci juróomi fan ci weeru juillet atum 2016 Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné commissaire Yaya Tamba bu police moo ko jàppoon lëkkaloo ceeg waa police frontière yi nekk fële ca Carrefour Linkering am na ku ñu naan Nelo Ngel moom itam dañ ko tuumaloon dafa faatoon benn gendarme fële ca Médina Gounass fii ci Tamba lañ ko jàppee woon waaye itam ba tey am na benn soxna boo xam ne dañ ko jàppoon muy Abi Mao Balde moom nag ñu séquestré ko woon fële ca Ndakaaru waaye bañ koy gisaat ñu ngi ko gisee fii nga xam ne moom mooy ci yoonu Kédougou fekk nag ñu ngi koy yeew ba sànni ko ci booru tali bi ci lu ñu mën a jàpp mooy gendarmerie bi yoon itam defaat nañu liggéey bu mag ci bi ñu tegee loxo ki ñu naan Saliou Boye nekk benn tailleur boo xam ne dañ ko tuumaal mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo faat bakkanu Mariama Sagna bu bokk ci parti Pastef mu nekk benn mbir moo xam ni xamaguñu ana fan la wànnent di mujjee ay gëtam. Moussa Omar Gueye ñu bàyyi ko foofu Tambacounda dem ba ci diwaanu Thiès foofee nag ñuy wax ci feebar bi ñuy duppee dengue gis nañ ne rek ba jamono ji ñuy wax ak kenn amul benn cas bu ñu fa mën a signaler rek ba tax na kilifa yi ñuy dénk lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram ci boobu la diwaan di gën a yokk liggéey bu ko defee rek jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal bu baax a baax gàmmu bu Tiwaawoon dara mën fa loo xamante ne rek dina mën a sonal askan wi ba tax na ay matuwaay yu mët sëkk lañ ci jël Cheikh Anta Diop ànd ci ak say laatir
Là, aucun cas de dengue n'est enregistré dans la région de Thiès. Les médecins-chefs des districts sanitaires, les services d'hygiène et la région médicale sont à pied d'œuvre quant aux mesures de prévention. ñu jéggalu bu baax a baax ci rëq-rëq yooyu ñu ñëwaat rek ci askanu Malika di ci waawoon ak Amo 5 ñooñu nag jamono ji ñuy wax ak yéen dañu gis ne rek faw ñu jóg taxaw wënal bu baax a baax seen jafe-jafe li ci bàyyeekoo rek ci li nga xam ne nguuru Sénégal def la jàpp rek ngir indi ay coppite ci li nga xamante ne jamono ji ñoo koy dund ba tax na ñu wàcc ci mbedd mi tàkk ay morceau yu xonq di woo kilifa yi rek ñu jàppale leen ci seen i ay jafe-jafe Abi Faye andi ci ak Malick Thiam. ca frontière Malika Tivaouane Peulh découpage administratif bi na mu tëddee baax ci ñoom gannaaw ba nga xam ne daaneel nañ seen kër yooyee askan way yeewoo foofee ne ñoom xalaatuñu benn yoon seen suuf yi ñu koy nasaxal. bu nekk nii li ñu doon xeex bu ñu njëkkee tàmbalee délimitation bi bokkoon na ci délimitation ba léegi amul benn avancement boo xamante ni nit ñi mën nañ teg seen bët. mesure où problème bii nit boo nangoo këram nangu nga léppam nan nga mën a tojee kër jàmbur génnee yaayam sànni génnee baayam sànni xale bi di xool mabal seen kër kooku loolu dana ko topp ba muy jeexal ay fanam. ñuy interpellé waat le président Macky Sall di wax ne bu fekkee ni gars yi da lay rendre compte liñ lay wax ci suuf si amul suuf si li fi newoon moo fi ne 13606 bi la ñuy ne di xeex booba léegi dara. loolee la ñu nemmeeku ca Amo 5 askan wa fippu yeew takk moso yu xonk ñoom ñoo ñii di jiiñ baaraamu tuuma ñii di autorité yi seen benn terrain ba nga xamante ni moom rek la ñu am. 1989 ba léegi ñu ngi ci di wax xam nañ ne Baye moom. bu la ko état bi joxee boo toogee ñaari at gën ngee bari ñetti at te defoo ci dara état da ko waroon nungu jox ko keneen ñu ngi ñaan autorité yi ministère de l'intérieur ñu ngi ñaan ministre de l'urbanisme ñu ngi ñaan président de la république lu mu ci mën def ko ci quoi ay élection la ñu jëm mais dama yaakaar ne ñii ko yëngal xanaa ñoom dañu contre état bi. jafe-jafe suuf ci biir dëkk bi doon na loo xamante ni ñoom ñii ne duñu teg xeex mi benn yoon ci suuf ñoo promoteurs yi. bëgg mooy audience toog ak le président de la république expliquer que fii lan moo fi nekk dañuy jàppe nit ñi ay xale fu mu nekk nii nag nit ñi sës nañu ndax ñun ñuy wax dafa am ñu wékk suñu gannaaw ñu wékk suñu gannaaw mën nañu plus de 2000 hectares. terrain bi balaa ñu ko tabax dinañ jaar si ay cadavre billaay walaay taalaay ñun nag xoolal ay dee ak ay mort parce que duñu reculer muko billaay duñu reculer muko ñu ngi leen di xaar nag avec une xoolal mobilisation forte. jafe-jafe suuf tax na askanug banlieue gi ku ci nekk génn nga wane saw mer ñoom ñooñee ñëpp jóg ngir xeex ak autorité yi gannaaw ba nga xamante ne nee nañ seen suuf yi ñoom ñoo ko jël jaay ko jox ko benn nit ngir mu doon njëriñam te la ñu sàkku rek moo di ñu jox leen la ñu moom. Abi Faye jafe-jafe suuf tamit ñu koy faral di nemmeeku ci diwaanu Diamniadio ba tax kilifay réew mi jóg taxaw rek ne fas yéene na amal ay dogal yoo xam ne dinañ dàkkal suuf soosee ñuy pasare ba tax na askan wi di ko ñaawlu saa su nekk mu sukkandiku woon ci ab inauguration centre sectoriel formation professionnelle au métier mécanique bu ñu amaloon foofee ca Diamniadio ngi yëkkati yenn kàddu ci micro Seynou Thiam. Les centres que nous inaugurons démarreront dès cette année. centre yi nga xam ne nii ñu ngi koy dalloo tey jii daanaka lii di formation bi dinañ ko door ci at mi jàpp nañ ne rek lu tollook téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti ndongo dinañ leen ci tàggat jëm ci wàllu métier mécanique mu doon ci poids léger comme ci poids lourd waaye tamit lu jëm ci ñi nga xam ne ni dañ leen di tàggat ci lii di technicien lu jëm ci wàllu courant yu yees yi. yow mi monsieur le maire dégg naa bu baax sa woote ci kàddu yi ñii di askan wi nga jiit lu jëm ci li ñu jàpp ne nag lu bon la lu jëm ci suufu Diamniadio yi nga xam ne bii daanaka teg nañ ko loxo. instruire naa sama gouvernement jiital ci ki nga xam ne nii moom mooy premier ministre ministre des finances. ministre du budget ministre bi yor wàllu armée bi ministre bi nga xam ne bii moo yor wàllu intérieur waaye tamit ak gouverneur bu région bu Dakar ak kii di préfet bu Tëngéej ñu arrêté lépp lu jëm ci suuf si nga xam ne nii ñu ngi koy saaxee bu leen jàppale ci kenn lu jëm rek ci suuf si nga xam ne nii daanaka ñu ngi ciy def lu leen neex ak ku mu mënti doon nag lu ni mel sax tey ji ci suba rek waxtaan naa ci ak kii di jëwriñu ministre yi ndaxte lii nag kenn mënu koo nangu buñ ci taxawul nag lu jëm ci wàllu lii di suuf dana doon loo xam ne lii nag ay gàllankoor dong lay il faut ku nekk nag jël ay responsabilités ci mbir mu ni mel dootuma sax di intervenir ci sujet yu mel nii te gannaaw tey jii man mii sax personnellement maa ciy bàyyi xel. Et je n'interviendrai plus sur ce sujet, mais je serai très attentif à ce qui se passera à partir de maintenant.
ci dellu su fii ci Ndakaaru dem ba ca ñaari tali foofe nag ci àll bi ñu duppee Cheikh Sidaty Aidara askan bi nelawatuñu ba yandoor li ko waral ay liggéey yuñ fa amal ba tax na xale yi yenn saa yi dañuy faral di am ay jafe-jafe ay xeetu l'accident yu li ñu fay nemmeeku rek rawatina grille de protection bi nga xam ne rek ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gaawal liggéey bi fu ko defee rek ñu mën a delluwaat seen dund nañ ko daan defee Cheikh Sadbou Fall teewoon na fa andi ci ak Mar Dieng. travaux yi nekk ci allée Cheikh Sidaty Aidara yu ñaari tali bari na ay jafe-jafe yu mu jural ña fa dëkk ñàkkum kaaraange ak lëndëmaay bokk na ci seeni jafe-jafe. xam nga kay bëri na jafe-jafe ba ñu koy waxee ba léegi chantier bi dañu ne woon 6 mois la 8 mois la dégg mais def na 1 an xam nga ay quelque éclairage bi moo amatul ñaari tali ñaari côté yëpp lampe bi mu fa dafa fay yàgg na te loolu gars yi waxuñu si wax nañ ba sonn doy na waar quoi parce que weñ yi ñuy def nii c'est bien bon mais wóorul quoi waaw si tamit nit ki bu duggee fii bu jëlee sa calpe pour nga dugg fii génn dàq moom day yomb day métti trop war na mën a gën a vigilant quoi. ñii di football te yeneen i xale di foo ci barab bi ñàkk kaaraange. les enfants ñu ngi leen di gisee ni ñuy joué ni bon mun nañ ci daanu gaañu après finalement fan nan lay mujjee dem seen kër bon voilà seen yaay yi jël leen yóbbu leen hôpital sécurité boobu insécurité boobu am ci aussi encore dañ koy déplorer par rapport à ça des fois damay gis xale yi di ci daanu di ci gaañu yu métti ñu jël leen yóbbu leen seen parents yi dem faj leen. seeni kaaraange doom yi te leen lool askan wi yeewoo ñaari tali ñuy woo autorité yi ngir travaux yi pare ci li mu gën a gaaw ndax bari na li mu mën a jur ci ay jafe-jafe. Ranch de Doli moom kilifa yor wàllu càmm gi mu ngi xamle ne ci fan yi di ñëw dinañ màggalaat travaux yi ñu fa jot a amal sukkandiku na ci li ni mel sax ngir xamle ne rek faw askan bi gën a tàkku rek bu ko defee Ranch de Doli li tax ñu taxawal ko askan wi mën ci gis seen bopp bu baax a baax teewoon na fa nag Modou Mbaye sukkandiku ci li ni mel ngir tàllal ko micro bi. Ranch de Doli bi ñu koy créé en 69 li nga xam ne moom la ci Léopold Sédar Senghor doon wut. moo doon ñu am endroit boo nga xam ni dinañu fa mën a développer un élevage moderne endroit boo nga xam ni bu ñu ko liggéeyee liñ ci war a liggéey ci wàllu ñax liggéey ko ci wàllu garab dinañu fa créer benn diversité boo nga xam ni loolu dina mën a cohabiter ak animaux ya nga xam ni moom la ñu fay def mais ci wàllu production laitière production de viande parce que éleveur nag loolu la ñu koy laaj du ñu koy laaj yàpp bu amul duñu koy laaj meew bu amul ak jur gu taxaw tamit moom la ñu ko war a laaj donc moo taxoon ñu tabax le ranch de Doli mu nekk tamit une zone de repli parce que dafa am forêt classée boo nga xam ni moo fi nekkoon eaux et forêts yore woon ko ci biir foofa fa la ñu dugal ranch bi muy tey 87 500 hectares. Au mois de décembre il sera dans la région de Louga et il va inaugurer les travaux du ranch de Doli. Babacar Diagne mooy kilifa bu ñu donc CNRA di kër googu nga xam ne mooy saytu lépp lu aju ci wàllu audiovisuel fii ci Sénégal kookee sukkandiku ci li ni mel ci ab ndaje bu mu amal ak kilifay Futurs Médias fësal li ñuy duppee feuille de route maanaam yoon bi mu nama aw rek ngir liggéey bi ñu ko sant mu mën ko matal ni mu waree Aïssatou Paye tase na ak moom andi ci ak Mar Dieng. njiitu CNRA amal doxantu ci locaux groupe Futurs Médias yi ci gise gi nag. Son Excellence Babacar Diagne profité ci occasion gile ngir fësal mission bi nga xamante ne moo ko tax a jóg. seet si Youssou Ndour en tant que président du conseil ndax dama bëgg a jëmmal démarche bu bees bi démarche bi nga xam ne du rek bind lettre comme daan am bu jëkkoon envoyé lettre nga tontu ma envoyé lettre ku nekk teg sa ruux dama bëgg ñu gisee di waxtaan joxante loxo teg loxo fii ne fii laa yaakaar ne li fi am mën na gën. nga dama déet fii mën na gën waaye man dama ko defee nii man la nii ak nii moo gën ñu bañ jubbu waxtaan ci bu amee rek affaire bi dina gën a dox incha allah loolu ñuy def waaye nag nee na dama ñëw gis Youssou rek daal di ne dama ñëw en tant que président du CNRA dafay sama xarit di ko ma naw du ko Afrique naw macha allah ndax liggéeyam. njiitu groupe Futurs Médias Youssou Ndour rafetlu gis-gis gile ndax nag ànd ak moom. ci liggéey googule. ndax nag affaire bi arbitrage bi la moom mat na ko te du man rek maa ko wax kon loolu ko Boubacar Ba wax ne que le groupe Futurs Médias va jouer le jeu loolu moom laa koy confirmer di kontaan trop si ñëw bi di ko remercier ci conseils yi déjà yi muy joxe ak vision bi nga xam ne teg na ko donc dinañu jouer jeu bi
incha allah. bu ñu waxee CNRA wax wàllum organe de régulation ki nga xamante ne moo di conseiller spécial audiovisuel bu président Youssou Ndour wax ne liggéey bi wax na mën a jaar yoon. wure bi dañuy xam nu muy demee kuy njëkk teb bi kuy njëkk teg kuy njëkk tàbb yooyu bu leeree ba leer la ci war daan ko def parce que groupe Futurs Médias am na nu mu ko defee ndax liggéeykat yi fi nekk ay liggéeykat yu xarañ lañu kii jiite groupe bi ci boppam moom entrepreneur bu mag la. ndax mën nañu wax ne mission bu bees CNRA am li ñu mën a jàpp si ndaje gi léegi mooy ne CNRA fas yéene appuyer réguler accompagner itam ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllum audiovisuel. Aïssatou Paye ñu bàyyi mbiru audiovisuel wax ci wàllu santé fu fecc diwaanu Tivaouane nag kilifa yi ñu dénk liggéey bi di xam la nag amul benn cas dengue buñ fa mën a nemmeeku jamono ji loolee ñi koy firndeel rek ngir gën a fësal taxawaay bi rawatina ci jamono yi di waajal gàmmu bu Tivaouane su ko defee rek askan bi fay teew seen xel mën a dal ci jamono joojee Cheikh Anta Diop ànd ci ak say laatir. fi ñu toll jamono yi fii ci diwaanu Thiès amuñu kenn ku yor jàngoroy dengue loolee li kilifa yi ŋànk wàllu wér-gu-yaram xamale ba tax na nee nañ duñu naagu jël nañu seen matukaay muy médecin chef district yi service d'hygiène ak waa kër docteur ngir ñu mën a xeex bu baax ba jàngoro du dugg fii ci diwaanu Thiès. médecin chef de district yi préfet yi maire yi autorité coutumière yi mun a xam lan mooy dengue te mën cee fagandiku donc luñ ci seetlu. mooy kaaw dengue amagul Thiès. ñi ngi waajal lu jëm ci wàllu gàmmu gi Tivaouane Thiénaba jàpp Ndiassane ak fii ci diwaanu Thiès ba tax na médecin chef région bu Thiès nee na am na yeneen pexe yoo xamante ne daañu ko jël ngir jàngoro ji bañ fee dugg. ñu jëm ci gàmmu yi te gàmmu yi am solo lool pour ñun ci organisation bi ñu ciy def ay couverture médicale ñu war a jël suñuy disposition ba xam ne gàmmu yi dana ñëw ba jeex te feebar boobu duñu fi dégg. loolu nag loolu lu ñu koy defee mooy danañu sensibiliser population mais également fexe ba nga xam ne moustiquaire imprégné ni ñu waxee médecin chef district ñu joxe ko population yi gën koo joxe population gën a sensible pour ñun ñi di nelaw ci moustiquaire imprégné di ci nelaw guddi di ci nelaw bëccëg parce que aussi yoo bi nga xam ne mooy joxe dengue bi liñ ci xam ci moom mooy moom bëccëg lay gën a mataate donc ñun ñi même kuy noppale ko mën a bëccëg nga mën a nelaw ci moustiquaire imprégné mais ci dëkkuwaay également dëkkuwaay moo war a set. loolee tax kilifa yi ngànk wàllu paj mi fii ci région bu Thiès nee nañ taxaw nañu temm daañu def seen kéemtalaay kàttan ba du am benn jàngoro dengue bu dugg fii ci région bi. ci Ziguinchor moom seetlu bi mooy xale yi nga xam ne dañ doon faral di am ay jafe-jafe ci wàllu gis doon nañ am ay jafe-jafe tamit ngir mën a dem jàngi l'école loolee nag boo moyul léegi mu weesu ndax taxawal nañ fa ab l'école boo xam ne rek dina mën a jël xale yi tàggat leen ba li nga xamante ne rek. mooy seen way laago yooyu ñu mën a dund ak moom ni ñu war a ñëwaat rek ak ki nga xamante ne mooy directeur bu INEFJA bu Thiès mu ñëwaat ci solos boobu lay dogal. ñun nañ daan tàggati seen waxee mooy dañ leen daan jëlee gox ba gox ñi ngi jógee Kaolack ñi jógee Kolda ñi jógee Ziguinchor fu ñu jógee fa ñu dajale leen INEFJA ñu boot fa def ak ñu fukki at ak ñett vacances ba vacances la ñuy gis ak seen waajur mu doon lu métti nag si xale ba tax na jàpp nañu ne tey lii ñu am muy ubbi classe yi ñuy tuddee éducation inclusive dana gën a ñoŋal njàng mi mais aussi dana gën a mën a jox xale seen àq ak seen yelleef ndax ay ndaw lañu war nañu mën a am possibilité jàgg seen i wetu waajur comme ni ko seen morom yi di amee de sorte que loolu bu fekkee ne tey am nañ ko dañu koy santé rek suñuy partenaire muy waa Belgique ak Sensory Handicap Corporation ñoom ñi nga xam ne koppar yi ko fi def ñoo ñu ko jox koppar yi nag daf ñuy dimbale si ñu mën a tàggat enseignants yi tabax ay classe ndax danañ tabax ñeenti classe benn Ziguinchor benn Kaolack benn Saint-Louis ak benn Thiès ba noppi nag dugal si classe yooyu jumtukaay yu xarala yi nga xam ne yi moom la xale yi war a mën a jëfandikoo ba dootuñu soxla ñëw INEFJA pour di jël di mool seen i téere si wàllu baray donc nañu jàppale fii li ñu si jublu rek mooy classe bi ñu def fii dafay mujj doon INEFJA bu ndaw fii Ziguinchor de sorte que xale dana mën a xale bu am laagoy silmaxa dana mën a dem jàng mucc ayib te du génn Ziguinchor. démb niñ ko doon waxee ci xibaar yi rek taalibe murit yi feete diwaanu Fulaadu ñu ngi doon waajal 18 safar ci bu baax a baax jamono ji nag ñi feete diwaanu Ziguinchor tamit ñoo nga ca li ñu bëgg rek mooy amal màggalu Serigne Touba ni mu waree fexe tamit ba teewaay fa bu rafet foofee ci diwaanu Ziguinchor tamit jot nañ fa màggal benn diwaan bu ñuy duppee kër Cheikh Ahmadou Bamba loolu yëpp bokk rek ci li nga xamante ne
mooy seen guide loolee la leen digle ñu topp yoonu murit Boubacar Diassé andi ci Lamine Mandia. taalibe murit yu nekk ci Kafountine ñoo fas yéene dox ci mbedd yi ngir màggal bis bu Cheikh Ahmadou Bamba demee ci exil nee nañu sax dox bi dafa bokk ci waajtaay màggal Touba. noo ngi màggal bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba jóge woon Sénégal ñu exilé ko déporté ko waaye marche bi ñu organisé dañoo bëgg Serigne Touba ñëpp jëriñu ci moom ndax nitu yàlla la koo xam ne amuñu droit nëbb ko ndax moom nëbbul woon boppam loolu daal moo tax ñu def marche bi pour waajtaayu màggal Touba waajal 18 safar màggal Touba. taalibe murid yu nekk ci Kafountine taamu it bés bi ngir inauguré lii di këru Cheikh Ahmadou Bamba mu doon kërub jaamu yàlla. kër Serigne Touba ngir yërmande la ci xeet bi yëpp pas seulement pour les mourides ku nekk dafiy ñëw ndax Serigne Touba yërmande la bàyyi doxandeem yi la. ay fan yu néew ñoo dox seen diggante ak màggal waaye teewul waajtaay bi dina wéy ba bés bu ñuy takk seeni bagage ngir wuti dëkk bu sell mi di Touba. naka la ñu mën a def ngir fexe bi askanu Sénégal di fonk lii di fay impôt fii ci Sénégal ngir mën a jàppale kilifa yi ci seen liggéey boobu nag ki nga xam ne rek mooy Yoro Chimère Diaw moo ko sumb ci am téereem bi muy duppee la brique pratique fiscale sénégalaise loolu nag lim ci jublu nee na fexe ba gunge kilifa yi ñu ñaax bu baax a baax askan wi ñu mën a jublu ci boobu la liggéey Cheikh Hassane Fall Younous Diatta. livre bi day permettre mooy étudiant bi soogay commencer fiscalité ba professionnel bi nga xam ne dafa nekk entreprise livre bi da koy dimbali étudiant bi yaa ngi ko dimbali ci cadre théorique jox ko ay cas pratique yoo xam ne da nga ko corriger jox ko ay exercices ci biir livre bi professionnel bi yaa ngi koy wan bonne pratique ne ko nan ngay optimisation bi nag du esprit pour dribbler administration fiscale bi optimisation bi ay règles la yoo xam ne dafa exister ci code bi ñuy won nan lañ ko mën a utiliser parce que si wàllu optimisation mooy dimbali tey entreprise bi ba muy éviter redressement di am ay amende di am ay pénalité loolu mooy état d'esprit livre bi parce que dañuy faral di wax ne un pays day ñaari yëf moo koy mën a defar soit pays bi am ressource naturelle soit pays bi compter ci ses recettes mais ñun Sénégal mun nañ ne mënuñu dem sans impôt moo tax dañuy inciter citoyens yi ñu am lu ñu tuddee civisme fiscal civisme fiscal mooy lan ngay fay say impôt normalement parce que loolu mooy tax état bi di def ay projets de développement. aywa mbàkk ba jub na ñu tumblu ci li nga xamante ne rek mooy wàllu tàggat yaram tey xel yëpp dem Khartoum foofee gayndey Sénégal war a taseek ñi nga xamante ne rek ñooy waa Soudan mu bokk ci ñeenteeli journée bu éliminatoire bu Coupe d'Afrique atum 2019 bi war a am foofee ca Cameroun Sénégal nag jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi ci waajtaay bu baax a baax di ñuy xamal ne 11 de départ bi sax soo moyul kii di Cheikh Ndoye dina tàmbale match bi andi ci ak Opanguet ci biir camp yi tamit dinañ am Gomis ñoom Kouyaté ak ñoom ñi nga xamante ne rek ñooy Diao Baldé Keita ñu fas yéene rek jéem a def liggéey bi su ko defee ñetti poñ yi nga xam ne dinañu may yu mën a dem fële ca Cameroun ñu mën ko jëlee foofe ca Soudan. niñ ko waxee woon léegi ci ëtt xibaar yi kii di Sadio Mané di attaquant Liverpool bi football fii ci équipe nationale bu Sénégal nag moom du bokk ci jongante bi nga xamante ne rek dina dox diggante Soudan ak Sénégal te ñu war ko football 17h30 foofee ca Khartoum moom nag dafa amee gaañu ci loxo bi rek ba tax na ki nga xam ne mooy médecin bu équipe nationale di Fédior ñëwaat ci boobu la gaañu ñu teewlu ko ci micro Mamadou Ndiaye. fi mu nekk joueurs yëpp ñëw nañu par rapport à ça ñëpp daal ñu ngi ci jàmm sauf Sadio Mané dafa amoon ci match bi passé samedi passé benn gaañu ci loxoom ci loxo càmmoñam donc tey la ñu mujjee def rajo bi malheureusement diagnostic bi bon dafa am damm ci première ci suufu loxo bu mag bi enfin ci suufu baaraam bi bu mag bi telle sorte que moom du mën a participer ci match bi parce que dafa am ay risques. léegi loolu dafay tax mu toog ñaata weer à peu près wala ñaata semaine. waaw loolu ça dépendra ci indication médicale bi médecin di def
parce que mën nañ ko tabax comme mën nañ ko defal benn broche tabax yi bu ñu ko defee ci lay gën a yàgg ci lay gën a mën a toog lu yàgg pour dem ci terrain yi mais bu ñu ko defalee broche dina mën a commencer jouer peut-être fii. bokk ci ñi nga xamante ne muy joueur Aliou Cissé yi dul bokk ci jongante boobu Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly ak Moussa Konaté yegsi nañ ci ëttu xibaar yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jàmm nit la koo xamante ni ay waxam bariwul wala boog liñ ko dee dégg bariwul Oumar Sarr joxe xalaatam ci actualité wu réew mi moom mi secrétaire général adjoint bu parti démocratique sénégalais def na ay révélation yu doy waar ci waxtaan gi mu seq ak sunu naataangoo yi l'observateur la mu njëkk a xamle moo di ne demub Souleymane Ndéné Ndiaye Modou Diagne Fada Aïda Mbodj ak ñeneen taxul ba PDS ñàkk dayoo gi mu amoon mu yokk ci ne nag maître Madické Niang xam na bu baax lan mooy tàggatoo ci wàllu politique ndaxte nekkoon na militant RND daal di fa jóge nekkoon na it militant PLP jógewaat fa Oumar Sarr nag daal di sukkandiku ci texte yu parti yi ba tax mu ne maître Madické Niang bokkatul ci parti démocratique sénégalais moom sax la mu gis moo di ne amul benn crise bu am ci biir parti bi nee na Karim Wade mooy candidat PDS te fi léegi lu dootul yàgg dana ñibbisi fii ci Ndakaaru ci lu leer nee na bu ñu defee parrainage bi ba noppi Karim dina ñibbisi fii ci Dakar loolu tax l'observateur ne Sarr de combat maanaam daal Oumar Sarr dafa mel ni ku jël ngannaay yi ngir xeexi Karim Wade di candidat Madické Niang it kazalika naka noonu candidat la mu di ñaari camp yu taxaw ci biir parti démocratique sénégalais bu ñu sukkandikoo nag ci yéenekaay bi di Walf Quotidien nee na responsable bu nekk ci biir parti bi yaa ngi tànn ban camp ngay àndal waaye li leer ci gëtu Walf Quotidien moo di mboolem ñi am dayoo ci biir parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade la ñu àndal amul benn responsable bu am dayoo boo xamante ni dem nga àndi jekk maître Madické Niang Ousmane Sonko dal nañ ci kawam ci biir yéenekaay bi di Le Quotidien sama naataango daal di andiwaat réaction yu APR ak yu parti démocratique sénégalais gannaaw kaddu yu fi njiital Pastef yëkkati jëmee ko ci kaw ñi fi nekkoon ay njiiti réew Seydou Gueye yore kadduk APR ci ay kàddum niki démb ci RFM ñu mun ko liiraat ci biir yéenekaay bi di Quotidien nee na Ousmane Sonko dafa utiliser jargon boo xamante ni terroriste yeeg djihadiste lañ ko xamee lii lépp nag yéenekaay bi jàpp ne li ko andi moo di kàdduy Ahmed Khalifa Niass mi tuumal Ousmane Sonko ne dafa bokk ci Daesh keneen nit ku addu ci kàddu yi Ousmane Sonko di Babacar Gaye yore kàdduk parti démocratique sénégalais moom dafa jàpp ne Ousmane Sonko dafa war a jox worma ñi nga xamante ni ay magam lañu wala sax ñu mot ko bàyyi ba pare nag mu yokkal ko ci ne war na xam ne moom Ousmane Sonko dukki ñu njëkk a dàq ci administration bi ndax doxalinu politique Babacar Gaye ci page Facebook am bi nga xamante ni Le Quotidien visité na ko yokk na ci ne lu ëpp nag tuuru kii di Yoro Dia moom xam-xamam màcc ci wàllu politique nee na Ousmane Sonko dafa war a jéggalu askan wi ndaxte déclaration bi mu def du bu jub moom Yoro Dia yokkal ko ci ne kuy wut buzz boo moytuwul buzz moo lay rey leneen nay xibaar ci l'Observateur ak it Le Quotidien ñaari yéenekaay yooyu di ñu xamal ne ki ñuy tuumal ne bokk na ci ñi faat Mariama Sagna teg nañu ko loxo ca Tambacounda Saliou Boy lay wuyoo Le Quotidien ne ñaari nit lañu teg loxo di leen tuumal ne seen loxo taq na ci mbir mi mu di Saliou Boy ak Ousseynou Diop nga xamante ni bi ñu koy teg loxo dañoo jàppale woon kii di Fatou Bintou Thiam di yaayu Saliou Boy ak koo xamante ni ñu ngi koy woowee Khadim Gueye ci xayma daal ñaari nit lañu jàpp ne seen loxo génnul ci mbir mi ak yeneen ñaari nit yoo xamante ni ay complice lañ leen tuddee L'Observateur ba tey ci teg gi ñu teg loxo kii di Saliou Boy xibaar ñu ne téléphone soxna si di Mariama Sagna fekk nañ ko ci moom ñu jógeeti L'Observateur tàbbi ci La Tribune mi nga xamante ni dafa xëy rek daal di andiwaat lu ñeel déclaration de patrimoine yi sama naataango bi nag ne OFNAC dafa mel ni daal mënul dara ci mbir mi li ko waral ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñetti doomu aadama dong ñoo def déclaration de patrimoine ci juróom ñetti téeméeri nit yi ko waroon def La Tribune ne ñay liggéeyee ca présidence ca assemblée nationale ca conseil économique social ak environnemental ba ci ministère yi ñoom ñoo nekk di violer loi bi lank ne duñu def déclaration de patrimoine Le Soleil moom xëy yeewoo tey ca Diamniadio nga xamante ni nee na moom mooy futur pôle buy saytu lépp lu jëm ci wàllu formation la tax mu wax ko mu di secteur yu bari yi nga xamante ni ñoo nga tàmbalee meññi ca Diamniadio bokk na ci wàllu mécanique auto wàllu xarala yu bees yi wàllu entrepreneuriat wàllu pétrole ak gaz wàllu tourisme ba ci sax lu ñeel hôtel yi lépp a ngay meññi ca Diamniadio waaye nag coow li ci jamono ji moo di suufas nit ñi nga xamante ni ñu ngi ko nekk di ko nangu ci loolu yéenekaay bi di Soleil ne nguur gi dana ci jóg ndax Macky Sall artu na ña koy def L'Observateur jëlaat ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy caqat-caqatee suufu Diamniadio bi Macky Sall àdduna ci ñoom ne leen nag nañ ko dakkal nu mu gën a gaawee wala dana metti ci ñoom lii nag Macky Sall mu ngi ko wax gannaaw càkkute fu meeru Diamniadio bi interpellé woon njiitu réew mi ndax ni ñu doon saax-saaxee suufas Diamniadio ñu dem ca Touba ànd ak Direct Info yéenekaay bi Cheikh Amar la jox kàddu gannaaw mbayum Xelkom bi nee na Xelkom am na production boo xamante ni jéggi na dayoo moom Cheikh Amar yokk ci ne kii di Serigne Saliou moo def ci moom virus bi tax mu bëgg wàllu mbéy ci relation ak Abdoulaye Wade ak kii di Macky Sall moom Cheikh Amar nee na Abdoulaye Wade bàyyi la ko jàppee waaye kii di Macky Sall moom frère la dem na sax ba ñu weesu relation
génération frère yooyu Cheikh Amar yokk ci ne bi Serigne Saliou làqoo ñoom ñëpp tiis la ñu woon mel ni ñu doon ay baayo waaye kii di Serigne Cheikh Saliou bi mu ñëwee dalee na uuf ñoom ñëpp ba tax seen xel gën a dal loolaa tax mu wëlbatiku daal di gërëm kii di Serigne Cheikh Saliou ci confiance bi nga xamante ni am na ko ci moom gërëm it mbooleem ñi nga xamante ni dugal nañu seen loxo ci mbéyum Xelcom bi ba ci sax ministre gi ñu dénk wàllu mbéy mi di Papa Abdoulaye Seck ci ndimbal bu mu leen jox ñu jeexalee wàllu tàggat yaram ak match bi nar a dox diggante Soudan ak Sénégal niki tey jii la ci bu tàkkusaan jotee 17h30 yéenekaay bi di record ne suñu gaynde yi 90 minutes rek moo leen tee dem Cameroun waaye nag yéenekaay bi nee na Sadio Mané du bokk ci match boobu ndax dafa gaañu ci loxo Stade Quotidien ne Sénégal lu mu bëgg moo di dem ca Cameroun Aliou Cissé yokkal leen ci ne dañoo bëgg a qualifier ci talaata gi ci Coupe d'Afrique des Nations gay am ci atum 2019 ñu jeexalee wàllu lamb ak Eumeu Sène mi analyser combat bi nar a dox diggante Modou Lo ak Balla Gaye nee na nag défaite moom arrangé wul kenn ci ñoom ñaar yendoog jàmm